jërëjëf mbokk auditeurs u Thiès FM RTS tey jii ci talaata ji yemoo ko juróom-benn fan ci weeru mars ñu fas yéene ànd ak yéen ci programme Thiès FM ñu indi leen nag benn émission spéciale bi nag li ko waxal moom moo de xam ngeen ne ñu ngi ci weeru mars. nag tax ba Thiès FM RTS lëkkaloo ak Thiès Info fas yéene am ak yéen benn émission ci diiru waxtu ngir rek waxtaanee lépp lu jëm ci luy suqali jigéen rawatina ci wàllu autonomisation maanaam ñu jigéen di moom boppam ci wàllu koom ba lépp loo xam ne rek yëngu-yëngoom la mu doon lu suqaliku bu baax a baax ci loolu nag la ñu daal di tànnee ne émission bi njëkk bi ñuy jagleel jigéen ñi ci weeru mars bi dañu koy rek jagleel jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci comité consultatif bu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département bu Thiès ñoom nag gis nañ ne ci fan yi ñu weesu ràññee woon nañ leen bu baax a baax ci ay yëngu-yëngu yu am solo yoo xam ne defoon nañ ko ci ab tournée économique mu di loo xamante ne daal jigéen ñu bëri gis nañ ci seen bopp di leen ci sargal loolu nag moo tax ba tey suñu studio ñu fas yéene fii dalal Ndeye Fatou Ndiaye mi nga xam ne moom moo jiite comité consultatif boobu jigéenu département yi nekk ci diwaanu Thiès Ndeye Fatou xanaa ñu lay jox kàddu gi rek nga nuyoo. jërëjëf Aminta maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam man Ndeye Fatou Ndiaye nekk coordonnatrice départementale du comité consultatif de la femme. may nuyu sama naataango jigéen ñi nga xam ne ñoom laa àndal teew tey ci studio bi di nuyu waa Thiès FM ñi nga xam ne ñoo ñu may occasion dalal ñu tey ñu war a waxtaan ak suñu nawle yi waaye may nuyu jigéen ñi département de Thiès yëpp képp ku bokk ci organisation féminine ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu suñu chef de service yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ci liggéey bi. jërëjëf Ndeye Fatou Ndiaye nekk njiitu comité consultatif bu femme yi nekk ci département bu Thiès ñu fas yéene tamit seq waxtaan ak soxna Fatou Badiane dekk ku ñu ràññee bu baax a baax ci wàllu yëngu-yëngu jigéen ñi rawatina ci gox ba nga xam ne moom la bokk mu di Thiès Nord Ndeye Fatou xanaa Badiane ñu bàyyi la rek nga nuyu ak mbokk auditeurs yi. jërëjëf waa Thiès RTS ñoo ngi nuyu mbokki auditeurs yëpp di nuyu jigéen Thiès yëpp ñu ngi nuyu jigéen département de Thiès di nuyu sama moromu jigéen yi ma nekkandool ci studio bi muy suñu présidente Ndeye Fatou Ndiaye ak Bambika buy jógee Ngoundiane di nuyu tamit maa ngi nuyu jigéen département bi yëpp mais maa ngi beral nuyu aussi jigéen ñi Thiès Nord di leen nuyu groupe présidente groupement yëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen jox loxo ak di leen sargal aussi ci 8 mars bi nga xam ne moom la ñu jëm ñoo ngi nuyu jigéen ñi Thiès yëpp. jërëjëf Fatou Badiane xanaa rek ñu jox kàddu gi ki nga xamante ne moom moo di Bambika ndax bu ñuy wax jigéen ak suqaliku rek ak jigéen ak koom Ngoundiane yaakaar naa kenn du des gi kenn du dem bàyyi leen. déedéet kon salaamaaleykum mbokki auditeurs auditrices su Thiès FM yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di am kontaante ci émission bi nga xamee ni moom ngeen ñu dalal tey ci bés bi nga xamee ni moom la ñu jagalee jigéen ñi. di ci nuyu bu baax di sargal suñu présidente Ndeye Fatou Ndiaye ak Fatou Badiane ak jigéenu département Thiès yëpp bàyyiwuñu kenn mag ak ndaw góor ak jigéen ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di nuyu suñu kilifa yi nga xamee ni ñoom la ñu seqal nekk ci gox yi goxaat yi bàyyiwuñu kenn daal képp ku ñuy déglu rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu waa diwaanu Ngoundiane gi nga xamee ni moom laa jóge ak rawatina région de Thiès yëpp daal. jërëjëf soxna Bambika ñu am itamit yaakaar ne que rek soxna ma jigéen derviche moom fas yéene bàyyeekoo ci Pout dinañu dab ci biir waxtaan bi ndax bokk na si suñuy gan yi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene seqal waxtaan bi ci diiru ko waxtu lay doon Aminata Dieye feggoog ay ganam ànd ci ak Thiès Info fii ci Thiès FM RTS ni ma leen ko waxee woon rek waxtaan bi moom dañ ko jagleel rek jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo ràññeeku bu baax a baax ci département bu Thiès ci ab comme tournée boo xam ne doon nañ ko def ci diirug ay fan yu bëri ci loolu sax ñu gis ne que jigéen ñi ñoom am na loo xam ne bàyyeekoon na ci ñoom nee nañu daal loolu yaakaar nañ ne buñ ci suqandikoo lu jëm ci wàllu autonomisation moom waxuma la Thiès waaye département bi moom kenn du dem ñu des xanaa rek bala ñuy ñëw xuus ci waxtaan bi bu baax a baax dañuy rek jox présidente muy madame Ndeye Fatou Ndiaye mu wax ñu comité boobu ak kañ lañ ko sos ak fu mu bàyyeekoo. jërëjëf soxna Aminta comité consultatif dañ ko créé atum 2010 ministère bi fi nekkoon muy ministère de la femme te boobu ministre bi di Ndeye Khady Diop moo ko créé woon biñ koy créé tamit dañ koo jëlee à la base ba au niveau régional laata ñu koy teg dañoo gis ni organisation yi bari na commune boo dem
wala communauté rurale jamono yooyu moo am ñu ni bari nañuy kuréel mais dañoo tasaaroo ñu ni nañ fexe ba dajale organisation féminine yëpp bay boo ngay daayira wala ngay groupement féminin wala ngay association wala ngay GIE wala ngay union ñu ni bu ñu demee ci arrondissement bu ci ne nañu dajale organisation femmes ya fa ne tëralal leen benn comité boo xam ne dafay nekk comité consultatif de l'arrondissement de tel Noto wala Ceneba wala Kër Mousso bi ñu ko defee au niveau des arrondissements ak commune bu Thiès ak commune bu Pout ak commune bu Kayar ndax boobu ñooñu ñoo fi nekkoon ay commune ñu ci def ñu doon ay communauté rurale bi ñu ko créé ci commune yooyu ba pare ñu ñëw daje au niveau départemental préfet bi fi nekkoon Babali moom moo installé woon le comité consultatif départemental yàlla dogal bi ñu ñëwee ginnaaw créé nañ ko ci arrondissement yi créé ko ci commune yi fi nekkoon ñu ñëw au niveau du département bi ne ah ñu de bu ñu sañoon dinañu soppi doxin ñun département bi dinañ ut suñu candidat jàppale ko ci la comité consultatif département bi ñoom ñëpp daje ni Ndeye Fatou Ndiaye doy nañu pour jiite ñu biñ ma jiitalee tamit yàlla dogal ma ànd ak ñoom tey Bambi mii ci bureau bi la nekk Fatou Badiane mii mooy suñu secrétaire ma jigéen mooy suñu trésorière noonu lañ ko séddalee ba 13 membres yi jeex bi ñu paree li ñu njëkk a def mooy tënk plan boo xam ne ci la ñuy jaar pour yëngatu àndoon ko nag ak développement communautaire boobu madame Sarax Diop moo fi nekkoon comme suñu chef de service départemental ñu liggéey bu rafet li ñu njëkk a def mooy organiser quinzaine de la femme quinzaine boobu ca la quinzaine gëjee ba fii ñu koy waxee ba daaw xaj na la ñu defaat quinzaine yàlla dogal comité consultatif bi préparer seeni plan d'action ci arrondissement bu ci ne préparer ko au niveau du département ba ñu dem au niveau régional waaye comité consultatif boobu doon kuréel goo xam ne bañ ko taxawalee ba pare dañ ko faa bàyyi man damay faral di wax ni dafa doon jëmm waaye solo luñ ko woon yére comme solul yére nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ni nañu boole suñu bopp boole suñuy xol boole suñuy doole ba mën a taxawal wutal ko yére ci jëmm jooju taxaw kon looloo sabab ñu ànd ñun département de Thiès di wuti yére ak dàll ak musóor gu ñu solal la comité consultatif ndax biñ ko créé ba pare dañ koo bàyyi noonu amul luy jëm ci koppar wala lu koy fonctionnel wala dara lu mus a ànd ak comité consultatif lépp luñ ci def wala jéego buñ ci def ñun ci suñuy xalaat ak suñuy pexe ci lañ ko amale ba moo jur li am ren ci tournée caravane bi nga wax léegi ñu toog xalaat ni comité bii de war nañ ko mën a doxal ndax pexe yaa ngi fi xalaat yaa ngi fi déggoo gaa ngi fi te gis nañu ni jigéen ñi wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu ay ñayi xare lañ ñu ne nañu fexe ba harmoniser li ñuy def au niveau du département comme na jandeer di def Noto di ko def Ngujaan di ko def nañ jéem a boole suñu yëngu-yëngu yooyu waaye biñ ko defee tamit wax dëgg yàlla gis nañ ni yeex nañ koo def la ñuy wax xaj na doon nañu ami yëngu-yëngu waaye bu ren bi moom dafa raw dafa raw moom moo sax waral ndaje mi dama gis ne que depuis 2010 ba léegi la ñu sos comité consultatif waaye niñ ko sentiré ci début 2018 bi sentiré wuñ ko noonu ndax xam nga ne lu tollook ñaar fukki fan ak ñeent ngeen koy amal tournée nekkoon na loo xam ne lu jafe la waaye nu ngeen def ba rassembler jigéen ñi ba lépp li nga xamante ne rek xalaat la ngeen boole ko ne da ngeen di def tournée économique bëgg naa xam tournée économique boobu fu mu soqee ko waaw fi mu soqee ko comme ñun le bureau dañuy daje saa su ne dañoo woote développement communautaire ñu dajee waxtaan man leen am na lu am Noto de bëgg naa ñu yaatal ko ci département de Thiès am na lu am Ngunjaan nañ ko yaatal am na lu am Thiès nañ ko yaatal mais nañu xool def benn jéego ñu woowaa Madar HD industrie directeur ba ñëw Fall moo fi nekkoon ndeysaan ñëw toog ak ñun ma ne ko dañoo bëgg ni ñuy def Noto nga xam ni chaque mois le 10 bu ne waa Noto daje ngeen indil leen produit Ablaye Mbodj indil leen produit waa solaire indil leen lampe solaire ñu séddale ko jox groupement yi ci prix en gros bu la 10 jotaatee ñu ñëw fay jël seen bénéfice loolu dañoo bëgg ñu yaatal ko ci département de Thiès ci la Fall ne pare naa pour gunge leen dinaa leen indil produit animation bi dinaa ko resté fu ñuy dem dinaa ànd ak yéen ñu ne kon ok foofu baax na bi ñu leeralee nga ne li ci am lépp ak daje gi ñuy daje par le 10 bu ne li mu mën a indil organisation yi ñoom bi ma leen ko waxee ñoom ñëpp dañ ko rafetlu ndax kiy daje bokkul ak ki dul daje organisation boo mën di gis buñ dul daje di nag am yëngu-yëngu buy jur koom-koom ndaje moomu du mës a am du mës a antu tam bi ma leen ko leeralee ñu ne d'accord naa commune yi di njëkkante kii naan maa njëkk aye kii naan maa njëkk aye kenn mooy njëkk aye man leen nañ ko organiser suñ ko organiser bu ñuy dem Kayar na comité consultatif yépp ànd ak ñoon dem Kayar
bu ñu demee nañu sensibiliser redynamiser waat OF ya fa ne taxawalal leen comité de gestion wàcceel leen produit yi tàggat leen ci naka la ñuy saytoo loolu ñu leen indi bi ñu ko waxee ñu jëf ko nag daal di defar suñu calendrier ñaar fukki fan ak ñeent comme ni nga ko waxee ñu njëkkee dem Kayar bi ñu demee Kayar fekk jigéeni Kayar yëpp toog ñu wàccee leen produit yi waxtaan ak ñoom taxawalal leen comité bi ñu paree nag ñu nattaat suñu bopp ne ah bii de baax na mais nañ ko gën a améliorer ndax lii ñuy def war nañ koo siiwal fésal ko ba ñeneen ñi nga xam ne fekkewuñu ndaje mi ci bés bi ñu mën koo yëg foofu ngeen dooree mu di Kayar balaa ñuy dem ci gox yi ngeen dem yëpp ndax gox yi ngeen dem bëri na ci diwaanu Thiès dañuy rek jox soxna Bambi mu wax ñu ñoom fi nga xam ne moom moo di Ngoundiane naka la ñu gisee projet boobu nga xam ne moom ngeen duppee woon tournée économique ak naka ngeen def yéen si seen côté ba mobiliser jigéen ñëpp ba ñu gis ci seen bopp ci ndaje moom la. waaw jërëjëf loolu defe naa ne boo ñu ci laajee dinañ sawar torop ndax tournée économie bi day wokkitu bu dajee gestu ndax ku ne xam na ne ni ko Ndeye Fatou waxee ñun jigéeni Ngoundiane ñi ngi yëngu waaye yëngu bi nga xamee ni moom la tournée économie bi def dafa gën a boole jigéen ñi ndax xëy na ni mu ko wax ni kuréel bu dul def weer wu dee wu jot mu daje daje boobu muy daje mën caa génne njariñ xëy na daan nañu daje waaye ñun daje bi ñu daan daje da dul doon weer wu dee wu jot waaye tournée économie bi mu ñëwee yàlla dogal ñu comité consultatif bi ñu daje ci waxtaani ndax réunion bu ñuy tënk lu mënti doon ñun dañuy fekke ba ñu àggee ñu waxtaane ko ak suñu union yi nga xam ne jigéen ñi nga xamee ni ñoom la ñu boot foofu biñ ko waxtaanee ñoom ñëpp dañ cee sawar ca bis ba wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu mobiliser wu ñëw ànd ko ak suñu maire ndax ñu wax ko moom it ñu wax ko njariñ bi nga xamee ni moom la tournée boobu am ak li nga xamee ni moom la gën a mën a jural jigéen ñi ak li nga xamee noonu la war a mën a participer ci li nga xamee ni moom lay defal jigéen ñi moom it mu rafetlu ko yebal ndawam mu ñëw toog ñu gis ni tournée boobu ba mu ñëwee jigéen ñi dañ koo rafetlu ndax wax dëgg yàlla xëy na jigéen ñi bu ñu daan jot loo xamee ni lu néew la te ñu gis ni lii dafa doon loo xamee ni kat dañ koy soxla te buñ ko soxlaa dañuy dem ca boutique ya di ko fa jëndi wala di ko fa lebbi ca la muy jur ñun moomuñu ko ñoom waa boutique yi ñoo ko moom ñu gis ni loolu bu ñëwee day doon loo xam ne dafay gën a yokk jigéen ji nekk ci biir këram ndax produit bi ñu fay indi lépp lu jigéen soxla ci këram moom lay doon biñ ko indee ñoom jigéen ñi tamit wax dëgg yàlla macha allah ñoom ñu rafetlu ko lool daanaka dama naan valeur bi nga xamee ne ñun moom la ñu amoon ba distribuer ko jigéen ñi doyuñu ndax yaakaar na chaque le 15 dañuy daje le 15 bi ñëw incha allah la ñu war a daje waaye bu ñu dajee la nga xamee ni moom la comité bi indi woon yaakaar naa ne bis buñ koy programmé waat dañ koy doublé ndax gis na njariñ li nga xamee ni moom moo ci nekk soxna Fatou Badiane gis nañu tamit waa Thiès Nord jigéen ñi ñoom macha allah ni seen organisation yi gis nañu ni ñu amee farlu ci yenn yëngu-yëngu yi ndax bi comité consultatif bi waxee leen ne que dañuy amal tournée économique boobu yenn organisation ñoom ñoo ci bokk ndax ñëpp dugaloon nañ ci seen loxo wala dafa am benn pàcc boo xam ne rek ñoom ñoo ci ndax Thiès Nord dafa yaatu bu baax a baax Thiès Nord comme ni nga ko waxee Thiès Nord dafa yaatu bu baax a baax mais ñun dañoo couvrir Kër Modou Ndiaye ba école polytechnique foog amul benn gox boo xam ne amul groupement bu fa jógee te bokk sul ci comité consultatif bi mënu ma ni nag Thiès Nord yëpp bokk nañ ci parce que unanimité moom yonent bi sax amu ko woon sallallahu alayhi wa sallam mais nag ñun dañ ko am ànd nag ak sous préfet Thiès Nord mu jàppale ñu lool ànd ak le secrétaire général des délégués de quartier de la zone nord ñu dem ci délégué de quartier yëpp wax ak ñoom ànd ak ñoom defe naa ni yaakaar naa ni groupement boo xam ne am reconnaître nañ la ci Thiès Nord te tamit ngay yëngu boo xam ne parce que ñun tournée économique bi dañu ci fekkoon ñun dañuy dajale chaque le 14 ca SEDAF ba SEDAF bi départemental la mais ñun dañu am chance mu nekk zone nord kon am nañu chance mu nekk zone nord ñu dem waxtaan ak directrice bi mu ni mën ngeen fi daje def fi SEDAF ñu koy nuyu au passage ñu koy nuyu bu baax madame Mbengue di ko sant di ko gërëm parce que moo ñu jàppale ndaxte tamit loo am kuréel te amoo fu ñuy daje sa daje dina jafe parce que kuréel kenn mën na lu ko dajale ci kër kenn mënu ko dajale ci mbedd kuréel day am siège léegi nag madame Mbengue yombalal ñu loolu ndaxte département bi xam nañ ni moom SEDAF bi jox ñu def kii bi tamit mais nag ñun Thiès Nord dañu am chance SEDAF bi ñu loger ko fii ñu dem di fa def suñuy daje ànd ceeg bu ñu demee bi luñ koy def aussi dañuy dem waxtaan ak le maire de la commune de Thiès Nord muy Lamine Diallo dañ fay dem moom it ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax bu quinzaine de la femme ñooy dinañu appuyer bu ñuy def suñu tournée économique dugal na ci loxo wante nag suñu préfet moom dañ koy beral suñu sous préfet Thiès Nord dañ koy beral mention spéciale
ak le secrétaire général des délégués de quartier de Thiès Nord muy sëñ Djili Ndiaye moo tax man la ñun couvrir nañu Thiès Nord yi yëpp 19 quartiers Thiès Nord yi yëpp ku fi nekk fu ñu dem rek am nañ fa ay groupement yu ci bokk duñ ne groupement yi ca quartier bi yëpp bokk na ci mais groupement yi nga xam ne ñoo fi gën a dynamique bokk nañ ci te ñun ñu ngi suñu activité di liggéey suba ak ngoon tournée économique bi nag ñoo fekk ñu ci parce que ñun demoon nañ ci Madaar mais ba ñu demee ci Madaar lañu lam ñu doon joxe dafa diisoon gisuñu ci woon suñu bopp mais bi Ndeye Fatou ñëwee dajale département bi indi 9 millions 500 léegi prix bi dafa gën a daanu bu ko defee nag ñun ñu mën ci gis suñu bopp nag ñu jàpp ci ñun jeexal nañu boobu sax ba renouveler waa suñu commande deuxième tranche jërëjëf soxna Fatou Badiane xanaa fàttali rek mbokk yi ñu ngi ci émission bi nga xam ne dañ ko jagleel tey jigéen ñi mu jëm nag ci 8 mars bi nga xam ne ginnaaw suba lañ ko fas yéene màggal waaye weeru mars bi yëpp weeru jigéen ñi la moo tax ñun fas yéene nañ ci amal pàcc bu am solo jagleel ko jigéen ñi waa soxna Ndeye Fatou Ndiaye dama gis ne que bi ngeen di door tournée bi da ngeen ne daal ay produits Madaar rek ngeen mais fi ngeen mujj akki ji man moo ma jaaxal fa ngeen akki ji kawe na lool am ay nekk ngeen indi ko ay ferme agricole ak yu ne ngeen mujj ko ci am foofu non loolu lu ko mujjee indi. waaw dëgg la xam nga ndoorte loo gis day sew ndax bi ñuy dajee développement communautaire wax dëgg yàlla mébét boobu lañu amoon waaye bi ñu ñëwee ba def Jandeer def Pout def Kër Mousso ñu rencontré le maire de Tassette dañoo dem fekki ko ndax boobu ay jigéenam ñoo sàkk woon pour ñu dajeek moom bi ma ko woowee ni ko maire yow de dama laa soxla ndax sa jigéen ñii de bëgg naa nga jàppale leen mun man ñëw kañ ngay ñëw man ko ah kañ la ñuy ñëw ngay wax mun ma nooy ñëwee man ko damay ànd ak sama bureau yëpp mun ma kon da ngeen di ñëw pendeel ñu dem waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom wax ko li ñu mébét wax ko li ñu jot a def wax ko li ñuy dégg muy jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi ñu koy wax ñàkkum suuf seek ñàkk yëngatu yi ci wàllu mbay meek ñàkk transformation jumtukaay yeeg lépp biñ ko waxee mu ne léegi yéen li may def dama leen di boole ak ay kilifa mu woo directeur COSEC wax ak moom mun ko dinaa leen recevoir nañu bind projet bi ñu soxla mu woo Chérif Diagne ni ko damaa bëgg nga gungeel ma sama jigéen ñi léegi jàppale leen ñu élaborer benn projet ñu indil ma ko ñu ñëw maak Fat Badiane ak yaa musu bu développement communautaire ñu ngi koy nuyu bu baax tas na yaramam bi yëpp ci tournée bi bi ñu àndee ñëw ci Chérif ak ma jigéen ñu waxtaan ak moom leeral ko li ñu waxante ak maire Mamadou Thiaw Chérif daal ñuy xelal ni yéen bu leen yamati rek ci laaj suuf 1 hectare defar ko laaj jiwu gerte mbaa jiwu dugub bu leen yem ci laaj ay formation développement organisationnel marketing loolu yàgg ngeen koo def léegi nañu am beneen xalaat PSE bii seen wàllu da cee ne dañ ko war a jële man ko ñun loolu rek ñu itteel Sénégal émergent men na waaw programme Sénégal billaay plan Sénégal émergent ngeen mujj àkki billaay fa lañ àkki mu ne ay kon léegi ma ne ko nu ñuy def mu ni man day man ko mun ma bu ñu fexe woon ba am 100 ferme ci département de Thiès dina baax man ko 100 ferme mën nañ ko am ci département de Thiès ndax commune bu ci ne ñàkkul moos 10 hectares yoo xam ne jox na ko ay jigéenam ma ne ko nag da ngay bàyyi loolu man ma waxtaan ci ak maire yi ndax ku tudd suuf di nga tudd maire ba ndax nag ñoom lañ ko dénk mu ne ma kon dinaa la bàyyi nga waxtaan ak maire yi commune bu ci ne nga identifier ñaata ferme moo fa mën a nekk bu boobaa bu paree ñun géomètre yeeg topographie beeg lépp dinañ ko def ak étude yi ci war buñ ko defee nag ba pare ah ñu dem seeti nag fa mbandum PSE ne ñu mën faa tibb nag indiwaat suñu bopp te am na lu ci gën a neex sax bi ñu paree ci identification bi ba pare tey am na bailleur yu taxaw ni dinañu financer ferme yooyu bi ñu ñëwee nopp lu waatuma de ma dem maire par maire woote taal sama oto bi ngeen di rencontrer maire yi dafa fekk tamit tournée bi di doxaale waaw di doxaale ci biir tournée bi leen jagleeloon benn wallaay ci biir tournée bi ndax commune yi mujj yëpp ci biir tournée bi la ñu waxtaanee ak maire yi foofa maire ya engagé foofa ku mel ni Mbay Jonn daf ni tànnal ma ñetti zone yi man bu ci nekk bu ma fa amee ferme bu mag baax na dafa mel ni ci seen keroog ndaje mi wax ngeen ne lu tolloo fukki maire ak ñaar jox nañ seen engagement waaw juróom-ñaari maire ci fukki maire yi ak ñaar juróom-ñaar yi ñoom engagé nañ jox seeni jigéen suuf am na koo xam ne 20 hectares la joxe am na koo xam ne 40 hectares la joxe muy le maire Mamadou Thiaw de Tassette am na Fallou Fall 15 ferme la joxe moom tam ferme bu ci ne 2 hectares la kon xanaa kooku 30 hectares la Talla Diagne 15 ferme bu ci nekk bii 3 hectares bii 2 hectares moom tamit mat na ëpp na 40 hectares Daouda Tine 7 ferme lañ jox kon dafa am yéene yoo xam ni ñun daf ñoo dab ci biir tournée bi kon Madaara ñu taxoon a jóg mais mujjee nañ ci suuf
mujjee nañ ci ay unité de transformation mujjee nañ ci ay nag mujj nañ ci ay centre de distribution. léegi bëggoon naa xam li nga xam ne moom ngeen jot a am ci ay engagement jigéen ñi ku nekk ak gox bu nekk ak sa spécificité maanaam li nga xam ne moom ngay def bu fekkee ne que taset la wala nooto am nañu li nga xam ne jigéen ñi moom la ñu gënoon a bëgg bu fekkee ne Ngoundiane la itamit jigéen ñi ràññee nañ leen bu baax ci wàllu mbay mi bu fekkee ne Thiès Nord la gis naa ne transformation bi am nañ ci taxawaay bu am solo naka ngeen séddale pàcc yooyu ku nekk da ngeen koy jox ñi bëgg ferme ñi bëgg am lii wala nu muy demee noonu wala gox bu nekk day am yëpp. waaw dañ koo méngale tey suñu demee Jandeer ñoom dañuy def horticole juróom-ñetti ferme lañ am yëpp maraîchage la ñuy def kon ñooñu la ñuy soxla ñu barbaral leen seen tool defal leen goutte à goutte fexe ba ñu am ndox bu ñu paree nag ñu ñëw ci unité de transformation fruits et légumes bi nga xam ne da ngay produire fii transformer fii jaay si. xanaa ñoom loolu waa Pout ñoo ko moom. waa Pout ak Jandeer ba Kër Mousso. mooy zone boobu. soo ñëwee ci Thiès Nord. Thiès rek mën naa wax sax Thiès ndax yeneen Thiès yi tamit ci lañu. waaye ci Thiès Nord ñoom am nañu kër Modou Ndiaye. kon foofu foog ñu def fa ferme. am nañu jasab foog ñu def fa ferme waaye ñëw ci biir Thiès ville nag def fa centre de distribution. kon la ñuy produire ca tool ya moom la ñuy indi def di ko jaay si ci biir Thiès ville. soo demee zone Ngoundiane ba Touba Toul ba Ndiéyène Sirax ñoom tamit dañ ni am nañu place yu am ndox mais bariwul kon la ñuy am ay ferme laitière. dañ leen di defal enclos ñoo am ay nag di yar ganaar nga xam ne bu ñu produire foofu mën a indi Thiès jaayee fi wala ñu am xombal benn centre de distribution boo xam ne dina lëkkale commune yooyu yëpp. soo ñëwee Noto la même chose transformation bi la ñuy yëngatu waaye am nañu ferme yoo xam ni dafay jëm ci wàllu nag ba tey ak ñi nga xam ne day jëm ci wàllu agricole nga xam dañuy bay lépp lu ñu war a transformer muy dugub bi muy mboq mi muy gerte gi. ñu amaale unité boo xam day lëkkaloog moom kon ñun ni ñu ko mébétee duñ la jox rek tool bi bàyyi la noonu mais dañoo bëgg ñu am béréb yoo xam ne ku soxla li ñuy produire foofu nga ko jëndee si. damay dem si soxna Fatou Badiane est-ce que yéen gis waa Thiès Nord sa jigéen ñi gis nañu seen bopp ci projet boobu maanaam par exemple bu fekkee suuf la est-ce que yéen am yaakaar ngeen am fu ngeen def ferme ba mën koo développer ak yeneen yi nga xamante ne yëpp wax ngeen ne que ay projet la fas yéene doon. waaw parce que dañuy ànd ak suñu autorité administrative ak locale yi ñu seeti maire yi nga xam ne ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kii numtu ci quartier yi ñu dem fa waxtaan ak ñoom comme ni mu tuddee ni Kër Modou Ndiaye dem nañ fa gis nañu borom dëkk ba dajale na notable dëkk ba wax ak moom ba ñoom wax nañ ni dina am foo xam ne yaakaar nañ dañu fa mën a jox wax nañ ko waaw dem nañu jasab aussi gis délégué de quartier jasab mu ni day dajale notable yi parce que mënul jékki-jékki rek jox ñu fii te dajalewul notable yi ba ñu identifier ñu site bi mais waxtaan nañu ak ñoom ba d'accord maire sax bëggoon nañ koo seeti mais dañu dafa voyagé parce que ñu bàyyiwuñu kenn dinañ seet autorité administrative yi dinañ seet autorité politique yi képp ku ñu mën a jàppale parce que li nga xam ne jigéen ñu ngi koy def ci àll bi ci yees soxla nañ ko parce que jigéen ñi tamit dañu soxla bay ñun suñu quinzaine de la femme bañ ko defee dañu waxoon ni dañoo bëgg bay mais nag ku nekk xam na ni Thiès suuf daf fi jafe mais nag xanaa autorité yi duñu seetaan suñu moroomu jigéen ñi nag bëgg seen autonomisation te autonomisation yooyu yamul ci jënd ak jaay il faut que ñuy produire il faut que ñuy bay il faut que ñu am loo xam ne moo ñuy indil koom-koom goo xam ne foofu la ñu mën a jaar pour am suñu autonomie moo tax nag ñu ngi lëkkaloo ak suñu autorité administrative ak coutumier sëriñ sëriñ ñëpp ñu ngi dem di wax ak ñoom pour que ku am suuf jox ñu ko ñun neew ñu nañu may neew ñu nan ñu jaay nañ def partenariat liggéey la ñu wax suñ ko defee ci dëkk boo xam mel ni Kër Modou Ndiaye bu fekkee ne ferme la xale yu góor ya fa nekk mën nañ ci liggéey jigéen ña fa nekk yore ay groupement parce que ñetti groupement Kër Modou Ndiaye bokk nañ ci comité consultatif ñooñu mën nañu booloo di liggéey ñun ñu ñëw di leen appuyer bu fekkee transformé na ñu jël yeneen groupement ñu nekk ci centre de distribution yi noonu la ñu fa xalaati ni daal noonu la ñuy doxale ci Thiès ku nekk ni xam nañ nag Thiès suuf jafe na fi mais comme ni ma ko waxee ñun ñaanuñu jënduñu ndax am ñu lu ñu jëndee suuf mais nag partenariat la ñuy liggéey ak borom tool yi suñu liggéeyee borom tool yi gis ci seen bopp comité consultatif yi gis ci suñu bopp jigéen ñi gis ci seen bopp soxna Bambi Ngoundiane moom problème mu suuf amuñu ko moom xam naa am nañ suuf même bu fekkee ne yéen seen xeex mooy accès à la terre da ngeen bëgg daal suuf su ngeen moomal seen bopp mais est-ce que jigéen ñi gis nañ seen bopp ci projet yooyu ngeen xaatim waaw jigéen ñi gis nañ ci seen bopp bu baax ndax dama yaakaar ni problème bi warta mën a am ci localité yi ndax comme bu fekkee ni maire yi li ñuy wax ni dañoo bëgg a jàppale jigéen ñi dañoo bëgg a fekk jigéen ñi am autonome kon yaakaar naa projet bu mel noonu bu ñëwee ci gox maire ba dañuy siiwee mu agsi ah ñun de suñu maire boog
moom de wax dëgg yàlla yàgg nay dox ci loolu waaye ba ko Ndeye Fatou woowee ñu expliqué ko ni nga xamee noonu la defee dañuy Ndeye Fatou identifié naa 3 zones. amul benn problème soo ñëwee ndax ñun li ñu bëgg mooy autonomisation ba pare ak chaîne de valeur comme ni ñu ko waxee ndax bu fekkee da ngay bay keneen ñëw jël ko jaay ko defaral ko yow daanaka yow miy bay doo ci am dara waaye bu fekkee jigéen ñi dañ koo bay jox ñi ñu transformé jox ñi ñu commercialisé bu ko defee chaîne bi day commencé ci jigéen ñooy bay ñëw ci ñiy transformé dem ci ñuy commercialisé bu ko defee day wëlbatikuwaat nga xam day nekk ci suñu biir kon yaakaar naan projet boobu moom bi ko comité consultatif bi porté ba indi ko ci localité moom dañoo ni siiwee projet boobu yàlla dogal ko def ko ba ñu installé ko ndax wax dëgg yàlla moom ma nay wax ni li ko dalee Ngunjaan Touba Toul ba Ceneba maire yooyu fa ne ba Xombol bañuñu ko ndax dañ ni comme yàgg dañoo bëgg a jàppale seeni jigéen te xëy na amoon nañu jafe-jafe xam maanaam xool nuñ leen jàppalee kon lii da leen di may occasion ñu gën a mën a jàppale seen jigéen ndax yaakaar naa ni Ndeye Fatou ci am na commune buñ demoon maire ba dani damay fay bor ndax li ma jigéen ñi ji mënuma leen koo fay kon tey bu jigéen ñi taxawee ni lii lañ bëgg kon yoon def na nag tey man ma wëlbatiku yëkkati la ma am jàppale ko jigéen ñi damaa war a fay bor ndax jigéen ñi dafa am luñ ma lebal kon loolu lépp projet bi doon na loo xam ne ni vraiment jigéen ñi gis nañ ci seen bopp te soxla nañ ko dañuy dellusiwaat rek si soxna Ndeye Fatou Ndiaye moom mi nga xam ne moom moo jiite comité bi gis nañu ne que bi si sa engagement da nga ne jigéen ñi ñoom dañoo wax ay revendications yu bëri maanaam ay ñaxtu yu bëri yoo xam ne am nga ko jot nga koo am ci sensibilisation beeg yi ngeen doon def ci tournée bi waaye dama gis ne gox yi ngeen dem naam bëri na bëriwul mais du goxu département bi yëpp ngeen dem est-ce que yaakaar nga ne ci li nga xam ne jébbal nga ko autorité yi ci ay doléances yaakaar nga ne jigéen ñëpp dinañ ci gis seen bopp. waaw defe naa ni xaj na caravane bi moo demul ci gox yëpp waaye man sama jëmm dem na ci gox yëpp ndax bi ñuy door dañoo woote développement communautaire comme ni ma la ko waxee jigéen ñëpp ñëw ma jëlaat sama téléphone waaye taxul ma bàyyi ñaari commune ñoo ñëwul fekkee si muy commune bu Xombol ak commune bu Fandène te dem naa ànd ak le comité consultatif départemental ñu dem toog ak fa le maire de Fandène muy ministre Augustin Tine ñu leeralal ko li tax ñu jóg ak li tax ñu sos comité consultatif ak boobaak tey jéego yiñ ci def leeralal ko mu engagé ni bu sama jigéen ñi paree dinañu leen woo ñu dem ba Xombol tamit gisante ak maire ndax comme maire ba dafa feebar Pape mais adjoint au maire Demba Sy bi jour boobu këram laa reere kon yëg nañu li xew mu boole ma ak ay jigéenam ñoom ñu ne bu ñu paree dinañu woote astu siis ne ma bu ñu paree ndey dinañ la woo ngeen ñëw ñu ngi leen di déglu nag kon ak aw yoon da ngay woo ñëpp ñi ci bokk ni leen nañ dem mais am na ñoo xam ne ala kuli alin dañuy dabe si duñu doorandoo ak yow dañuy dabe si rek léegi nag ki yàlla def mu war a dabe si ñi war a dem bu ñu toogee xaar leen dañuy tardé kon dama ni leen nañu leen dem te it li ñuy wax day leer te clôture bi dañ ne leen def nañu 11 communes sur les 13 communes kon ñaar ñi def bu ñu paree rek daf si ñu ndax ñun li ñuy def fépp fu jigéen nekk di musóoru di yëngatu bu ñu sañoon nga gis sa bopp ci li ñuy liggéey beddi wuñu kenn xajji wuñu kenn kon ñooñu saa yu ñu paree ñun ñu ngi leen di xaar saa yu ñu paree dinañu leen fekki saa yu ñu paree dinañ leen defal li ñu defal seeni nawle waaye mënuñoo toog nag ay la yëween ni dañuy xaar ba ñee pare ñu doog a yëngatuwaat kon beddi amu ci waaye bëgg nañu jigéen ñëpp mu laal leen kon foofu moom wax dëgg yàlla. jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye ma fàttali rek mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi tey nag ñu fi dalal comité consultatif bu département bu Thiès li nga xam ne nag moom laa bëgg ñu waxtaane ko moom moo di engagement yi gars yi jël bëri na de ba xam du engagement politique ah doy na waar de gisoo ne engagement politique la parce que gars yi li ñu xaacoo keroog ci clôture bi dafa grave mbaa du naxee mbay déet loolu moom xam nga ñun moom fi ñu nekk dafa wóor gis nga développement bi ñu téye mooy lu dëgër mooy lu wóor mooy liy sax dàkk kuñ ci fekk dag ñuy gunge kuñ ci fekkul du tee ñu ngi ci suñu yoon di dem gis nga ñooñu engagé foofu keroog ñu ngi leen di topp te li wér te wóor mooy jàpp ma ni dinañ ñu bàyyee noonu ndax nag bu dee kaawu ferme yii. mais investissement bi nan na bëri de. parce que waaw centrale d'achat ak yooyu yëpp. waaw centrale waaw mënul te ñàkk. waaye tamit partenaires yi fi nekk tamit bari na bailleurs yi nga xam ni bëgg nañu jigéen ñi organiser wu ba ñu ñëw dimbali leen. bari nañ torop xam nga ku neexul a dimbali mooy ki xamul fu mu jëm wala xamul lu muy def.
waaye ku organiser wu taxaw ni lii laa bëgg a def fii laa koy def ñii tax ma di ko def lii lay jur suba bu ngeen nattee fii la ñuy egsi kooku defe naa ne boo yoree say milliards wala say millions war ko koo jox te ñun foofu lañ toll. wóolu ngeen seen gars yi bu baax bu baax sax bu baax. peut-être ñu ñëw si li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu suqaliku si seen gox bu nekk ku ci nekk goxam ndax atum ren gis nañu ne thème bi nga xam ne moom la ñu jàpp ba tey ci autonomisation la. waaye autonomisation yaatu na yaatuwaay boo xam ne. bu ñu koy wax rek faaw rek ñu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di base bi ndax ñoom ñi ngi ci mais te gis nañu ne ren ji dañ ko presque dañ ko jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy yewoo ci gox-goxaan yi. gox-goxaan ñoo ko yor femme rural yi ak maa leen bàyyi xel ñoo yor xaalis bi de femme rural yi daal ñoo yor xaalis bi léegi ñu bàyyi soxna Bambika mu wax ñu ñoom seen gox fan la jigéen ñi toll ci seen yëngu-yëngu ndaxte tamit dañuy wax ne que jigéen ñi moom dañuy ñu liggéey xaalis waaye dañ koy yàq. waa jërëjëf suñu gox moom jigéen ñi fi ñu toll ci seen yëngu-yëngu sori nañ ci lool ndax wax dëgg yàlla jigéen ñi ñu ngi yëngu bu baax te yàlla dogal na kilifa ga ñu nekkal muy maire bi mi ngi jàppale jigéen ñi bu baax a baax ndax xëy na jigéen ñi organisé wu nañu am union boo xam ne dafa ëmb làmb 26 groupement 26 groupement yooyu xëy na ci biir groupement yi kenn ku ne am na looy defal sa bopp comme kay cotisation yeeg natt yeeg yooyu waaye teewul moom ci boppam dañu ngir jàppale jigéen ñi foog ma génne benn subvention boo xamee ni dama leen koy jox mu génne benn subvention valeur de 20 millions jox nañu ko valeur 20 millions boobu yàggul donc ci weer wi mois de kii bi passé février bi passé ci lañ den def évaluation bi ndax en 2011 la ñu commencé di subventionné ñu dem ba 2018 mu ni bala maa subventionné waat foog ngeen defal ma évaluation li ma leen joxoon yaakaar naa ne bi ñu ko defalee évaluation ci 20 millions yooyu mu ñu joxoon yaakaar naa ne dafa juraat yeneen 20 millions ndax ku ne xam na ni jigéen ñi ñu ngi ciy liggéey di daje di leblante ci biir di fay di joxewaat di wëlbatikuwaat ak leneen yi nga xamee ni mooy natt yeeg cotisation yëpp ñu di ko boole te loolu lépp luy jàppale askan wi la yàlla dogal nag bi madaar mi egsee comité consultatif bi egsee gën a dollil union bi ci loolu nga xamee ni moom la ñuy def kon mbay mi nga xamee ni moom la ñu sémb bëgg koo def comité consultatif bi li ma ni wokkutu ba dajee gestu la fekk na maire bi ñu defoon benn projet ni kat ñun dañoo am projet boo xamee ni projet intégré lañ koy tuddee nga xamee ne ñun au niveau de Ngoundiane dañoo am 3 zones zone Diack zone Ngoundiane centre zone bi nga xam ne mooy zone Seew Xay bi nekk ci route nationale bi ñu ni nag zone bu ne comme zone Diack dafa féetee carrière bi ndox mi bari na am na foofu nu fexe ba ñooñu mën di bay mbayum noor mi zone centre bi ñuy transformer zone bi ne ci tali bi di commercialiser loolu yàlla def na muy mébét boo xamee ne ñun mébétoon nañ ko far yàlla li naa wokkatu ba dajee gestu comité consultatif ñëw indi programme bii nga xam moom la indi defe naa loolu dañuy gën a dëgëral te loolu lépp xëy na ñi ngi ci di ko dox di ko def kon yaakaar naa ne bu loolu ñëwee dañuy gën a dimbali dañuy gën a dolli te projet yooyu ak programme yooyu yëpp ñi ngi ci jigéen ñi ñi ngi yëngu bu baax ñi ngi liggéey ñi ngi ci commerce bi ndax boo ñëwee fu mel ni zone bi ne ci moom dañ ko ràññee ci wàllu commerce waaw wàllu ko boo ñëwee ci zone bi ne ci tali bi ku ne xam na ni gis nga jigéen ñi commerce bi ni mu fi demee beneen zone centre bi commerce bi mi ngi fi ndax ku mel ni bu yàggul dong ubbi nañu ci foraay bi muy fora sa kii UEMOA bi benn marché de luuma boo xamee ni defe naa ni dimanche ba le passé rek la ñu lancé marché hebdomadaire boobu pour gën a dëgëral taxawaayu jigéen ñi ak yëngu bi nga xamee ni moom la ñuy mais kilifa yi dañu wax ne jot na fu mu ne nii nag autonomisation bañ koy wax ba léegi jot na nag léegi jigéen ñi moom sañ ba parce que dañu ne ñu ngi si yoon bi boobaak léegi est-ce que man dama gis ne Ngoundiane bu ma fa doon ñëw bu ma fay ñëw ay yëngu-yëngu jigéen ñi bokkoon na li nga xam ne moom mooy seen tawat suuf soo xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp ndax xeex boobu mi ngi fa ba léegi wala góor ñi léegi dagal nañ leen seen ay pàcc yu ngan na waaw loolu moom dama naan alhamdulilah wax dëgg yàlla jafe-jafe boobu moom amuñu ko ndax nee nañu képp koo xamee ne moo xam individuel la moo xam ndax boo demee am na ci groupement yoo xamee ne sax am nañu seen suufu bopp même individuel boo xam ne da ngay liggéey nga bind sa demande def ko maire bi ba ñu laa délibérer pour nga liggéey li ñu bañ daal jox la suuf defoo ci dara kon loo tax li nga ni jot na jot googu moo tax nag jigéen ñi jóg nag taxaw engagé wu fas yéene dugal seen bopp ci biir mbay mi pour bay
loolu moom wax dëgg yàlla au niveau de Ngoundiane képp koo xamee ni bëgg nga liggéey ci bii ci suuf si moo xam groupement nga moo xam individuel nga ñu gis ni kat luy jariñ askan wi la foofu amuñu fa benn jafe-jafe boo xam ne ndax ñi nga xam ne ñooy autorités yi nekk fi xam na nag jot na tey nag ñu war a jàppale jigéen ñi ñu gën a mënal seen bopp demalal seen bopp ndax joxe nii rek subvention nii rek loolu rek neew ma baax na waaye li des nag mooy jigéen ñi ñu am ay entreprise ay activité am entreprise yu mag yoo xam dañuy jël ay emploi jeunes yi góor ñi jigéen ñi ba exode bi nga xamee ni mooy am surtout au niveau de Ngoundiane exode boobu mën a gën a wàññeeku xale yi gën a mën a toog jigéen ñi gën a mën a toog dem bi mën a wàññeeku bu baax ndax jigéen ñi ñoom dafa mel ni am na ñu ci bëri ñoo xam ne li ñu bëgg rek moom moo di am lu ñu yóbbu ca kër ga alors que nag dafa jot ñu jiite kër yu mag a mag yi jigéen ñi yor seen tracteur di dawal jaaru ni xam day fànn jaay yor seen tracteur si diggu tool yi di superviser man loolu laa bëgg man pas loo xam ne pour ñu yóbbu ko ci kër yi rek la soxna Fatou Badiane est-ce que yéen seen gox sentir ngeen ne yéen a ngi jëm ci kaw sant nañ bu baax ni ñoo ngi jëm ci kaw parce que PSE bi ñuy wax ak autonomisation de la femme du la fekk si yow yaa koy wuti parce que bu ñu nekk fii naan PSE rek du ñu egg mu ko ci PSE ñun ñooy demal suñu bopp ci PSE comme ni ko initiative yi ñu indi comité consultatif bi loolu mooy PSE fexe ba ñu am ay ferme jigéen ñi comme ni ñu ko waxee jigéen ñi nekk ci tool yi teg aviculture bi ñu ngay fort nen ya ñu ngay bay ñu ngay ratt nen ya ñu ngay wut meew loolu mooy plan Sénégal émergent mais autonomisation de la femme tam loolu mooy tax ñun ñu am ko mais dem fii lépp juróomi junni lépp fukki junni lépp ñaar fukki junni du tax ñu am autonomisation aussi di dajaloo di wax rek di dem ak dikk du tax ñu am autonomisation moo tax projet yi nga xam ne comité consultatif bi génne na ko ñu bëgg nag ñu bañ koo def comme ni nga ko waxee ay diggée ñu def ko loo xam ne dafa concret parce que jigéen ñi ñu ngi jëm ci kaw ñu ngi xam ñu ngi wàññi yàq yi ci xew yi léegi jigéen niñ daan làngee lu ñu am xew ko ñu ngi koy wàññi jigéen ñi tamit léegi xam nañ ni projet ndaw ndawaan yi amalu leen solo dañuy dajaloo parce que ñun li ñuy liggéey nii lemuñu fenn ci benn banque dañuy def suñu quinzaine de la femme am suñu xaalis jël ko di ko tourné ci suñu biir di jënd suñu produit di ko jaayaat ba ma daar ñëw fekk ñu ci di ñu gën a jàppale loolu moo ñu yóbbu ci PSE plan Sénégal émergent fexe nag comme ni ko Ndeye Fatou waxee ñu am ay ferme am suuf bay parce que comme ni waa àll bi bay ñun suñu amee suuf dañuy summeeku de sol suñuy bot ci àll bañ a bay la ñuy def waaye xanaa kay fu ñu bayee la ñu amagul wante loolu la ñu bëgg waaye balaa may ñëw si Ndeye Fatou si sa gox man yow mi nga xam ne yaa jiite comité coordinateur pour que Thiès Nord rek bokk ci affaire yeneen Thiès yi nag ñoom fu ñu ne anañu waaw yeneen Thiès yi defe naa ni laaj bu baax nga laaj bi ñuy wootee ñëpp lañu woo mais malheureusement benn Thiès bi Thiès Ouest Tane Maymouna Dieng moo ko jiite jour boobu ñëwul woon ci ndaje mi beneen bi ci des Khady Mbayka moo ko jiite mais bi ñuy programmer tournée yi moom dañ ne mënagul a bokk xam nga ki mënagul a bokk nag seeti ngeen leen waaw seeti ngeen leen déedéet moom moo ñëw moo fekkee si réunion bi mu fekkee si réunion bi la ni moom mënagul a bokk tey am na ñuy jógee zone est néew ni man Ndeye Fatou ñun dañuy organiser wu Thiès Ouest tamit am na ñu ni man ñun dañuy jël ci produit yi ndax bi ñuy door ak Madaar ñoom fekk na Tane Maymouna dooroon na ak waa Madaar bay liggéeyandoo ak ñoom te loolu la Khady Mbayka wax bi mu ñëwee daf ni ñoom ñu ngi liggéey ak Madaar kon moom daal mënaguñoo bokk ma répété waat ko ci kanamu mbooloo mi ma ne ko waa léegi tournée yi nag mu ni Ndeye Fatou ñun dañuy xaar ma ne ok kon amul problème kon loolu moo sabab Fatou Badiane rek continuer di ñëw te xam naa ni comme yëf yi egsi na fii man dinaa dem seeti Maymouna Dieng Fatou Badiane de PSE la jëm PSE la jëm moom mi ñëwoon ca commencement PSE la jëm incha allah PSE la jëm te yàlla nañ ko yàlla wante zone Noto gis nañ ne que zone bu yaatu lay tamit ñoom fu ñu toll ci autonomisation yéen a ngi yor dawal tracteur ñu ngi émerger xam nga ak seen dag beeg yooyu suñu dag pro dag xam nga moom comme dag bi moom ma koy jobaas moom dag da côté yaakaar gën naa judduwaat foofu yàlla bu yaakaar tas ndax nee naa leen comité consultatif sax bu dak bi dooree am nañ ca wàll bu baax a baax te dinañ ko jël xaj na su boobaa Fatou Badiane miy jooy suuf dinañ ñëw liggéey si bu baax bu dee bu boobaa mën nañoo bay dina leer ndax nag dak boobu pour ñëpp la rawatina jigéen ñi nekk ci région de Thiès te ñu ngi ci département de Thiès ñu ngi commune Noto bi nga xam ne ñoo joxe suuf bu ñu ñëwee tey ci Noto wax dëgg yàlla ci émergence moom ñu ngi ci def lu am solo politique de mën ngeen ko waaw ba tey moom loolu koy leer nañ politique rek mais développement tamit ay nañ ci ndax jigéen ñi dañoo teel a yeewu ci développement ba ñu xamee ni ñooy développé seen bopp
xaj na kuy ñëw fekk leen ca rek boobu la ñu xam seen bopp boo ñëwee ba fekk leen ca taatu Dakar ga ñuy toog nootoo nga xam ne ay jàmbaar dëgg fa ne te nañuy toog ci daatu Dakar ga koo ci àndal dem ci dëkkam dina la wan tool fa ñuy defee maraîchage wala toolu bayukaay wala mu wan la fermam ay nagam wala mu wan la unité de transformation céréales wala fruits et légumes wala pâte d'arachide wala café kon loolu wax dëgg yàlla jigéenu nootoo dama leen ci sargal ay ñayi xari dëgg lañ xaj na nag soo nee nootoo rek jàpp nañ ni xaj na comme ni nga ko waxee politique ba fa la ëppee doole waaye tey liggéey rek ak ñafe ci tool yi waa nootoo ñoo ci man boo gisee may sàkku tracteur ni département bi foog ñu am seen tracteur bopp nootoo fu ñuy luyee tracteur xam nañ ko fu ñuy luyee batteuse xam nañ ko fu ñu koy abbee tamit xam nañ ko kon ay liggéeykat doo ko fa ne ba tax na bu ñu amoon tey tracteur ci département de Thiès defe naa ni waa nootoo labouré ci seeni tool bu ñu paree département bi du ñu mer ndax dinañ am lu ñu dugal seen kees ndax yàlla dimbali nañu am na jigéen ñu bari tey am nañu ñii hectare ñi ñaari hectare ñi ñetti hectare nootoo nag day zone boo xam dafa bëri suuf mais ñu bëri ñoo koy jëggaani si ñëw jënd si ko wala ñu ñëw luye ko di ci liggéey defaat borom kër yi ay surga wax naa ko fu ne mais yàlla dimbali nañu tamit am na ci borom kër yoo xam ne teel nañoo jàppale seen soxna ba jox leen suuf tey ci projet gestion durable des terres bi ñu amoon ci la ñu amee occasion bu bëri ñu bari am ci suuf ñenn ñi jëmbat nañ seeni mango ñu ngi meññi ñuy jël mango yi di ko jaayaat ñi koy exporté loolu nga xéewal la ndax nag boo xisee am mango yu ñuy exporté nga wetti jaay leen ket bi ak kent bi loolu nga ñaay dëgg la wax dëgg yàlla te soo ñëwee nootoo di nga fa fekk soo demoon tey pour jaag léegi da ngay fekk groupement ba ñuy arrosé soo demoon aaneen da nga leen di fekk ñuy arrosé ndiireen noonu njuuxaan noonu kon zone la boo xam ni mën nañ faa liggéey bu bari te jigéen ñi ñu ngi fay liggéey bu bari organisation bii ñu am muy UGDN tey buñ doon natt ay millions yu bari la ñu am mais mosuñoo am dërëmu politique bu ñu ko may amul baam bi ñeenaale de ñoom li ñu am ñun amuñu ko waaye suñu ñafe suñu fit suñu kàttan ak suñu déggoo tey moo ñu may ñu union bi am ay millions yu bari moo ñu may ñu am projet américain bu ñëw jox ñu 24 millions moo ñu may ñu mën di liggéey ba taxawal ay infrastructure yoo xam ne jigéen ñaa ko def muy ay plateforme multifonctionnelle muy ay unité de transformation mutuelle nootoo bee ak bu Ngunjaan ak bu jane xuma tase ak njéyeen si rax jigéen ñee ko dooroon kon ñun ba ñu jëmee ci autonomisation yàgg na tey nootoo ay 25 000 ak 50 000 arrangé wul jigéen ñi ña fay lebi ay millions la ñuy leb ci banque ba dem taxawal seen micro entreprise rurale kon loolu wax dëgg yàlla suñu borom mu ngi ñuy dimbali doonte néew nañ doole nag waaye am nañu fulla ak fayda néewatu leen doole yéen a ngi ci PSE bi yéen moom yéen a ngi ci biir waaye day Fatou damay dellu si waat rek ci li nga xam ne moom moo di engagement yi nga xam ne kilifa yi jëloon nañ ko ci li nga xam ne moom moo nekk seen doléance yi est-ce que financement bokk na ci waaw financement bokk na ci gis nga biñ fi jógee tey élaboré nañu moo yëgoon sax indaale ko wan la ko ba nga gis ko élaboré nañu suñu projet ba pare financement la ak formation ak appui produit Madaar ñetti aspect yooyu lañ ko def financement bi toll na ci 26 millions pour mu mën a gunge comité consultatif communal bu ne produit ya toll na ci 14 millions pour mu mën a gunge renforcer li ñu jot a joxe ci commune yi formation yi tamit am na formation éducation financière am na formation gestion administrative et financière ba tey pour les comités de gestion yi nga xam ni taxawal nañ ko am na formation marketing tam pour ñu mën a former ñi nga xam ni ñoo war a jaayi produit yi ëllëg ndax dañ leen a defal léegi briefing ñoom ñu door mais dañ leen di renforcer ba ñu mën a taxaw dëgër mën a doxalal li ñu leen sant kon bu ñu xoolee projet boobu mu ngi toll ci 54 millions 900 et quelques mille te su ko yàlla dogalee après 8 mars bi dinañ dem toog ak ki ñu ko war a financé. mooy kan nañ ñaan yàlla mu sotti. nee ko dañ koy toog nañ ñaan yàlla mu sotti. bu ngeen dem di ngeen ñuy yóbbaale. waaye de gis naa ni projet bi doon na projet bu yaatu boo xam ne bu ngeen dee dem bu ngeen ci bëggee xuus bu baax a baax ba egg ca fa ngeen bëgg a egg incha allah faaw mu am encadrement. ci ñen ñoo leen fas yéene encadré ngir ngeen mën a dem fu sore parce que gox bu nekk la fa ne ci organisation ak ay union ak ñoom seen bari na loolu.
waaw ñu ngi ciy encadré de pour le moment xam nga am nañu suñu partenaire technique koo xam ni comité consultatif bi mu juddoo ñoom lañ ko dénk muy chef de service départemental du développement communautaire ñoom moom mooy suñu partenaire technique lépp lu ñuy def dañ ciy ànd ak ñoom waaye am nañu partenaire boo xam ni tey moo ñuy gunge ci lii ñu sumb muy waa ARD xam naa kuy wut partenaire technique ba yem ci ARD bay boo nga dëpp ndax xam-xam ak mën-mën foofu la fekk baax te ñoo ñuy gunge ci lii ñuy def boo déggee ñuy wax ferme yeeg nu ñu koy taxawaleeg unité yi nu ñu koy leen di taxawaleeg tracteur yeeg ak batteuse yeeg yooyu waa ARD ñooy def études yi ñoo ñuy gunge ci li ñu war a amal ci gox yëpp defe naa ni directeur bi rek jokkoo nañu tey mu ngi may dégg xaj na jeudi incha allahu rabbi la études yi war a tàmbali ci commune yi kon nag moom du mobiliser équipe bam ci caaxaan kon yëf yi amatul caaxaan ndax ñoom pour nga am leen benn bés rek xam ngeen ni daa jafe ndax ko région lëmm di soxla te nag li ñu mébét mooy émergence su Sénégal mu doore ci département de Thiès bi ndax lii ñu mébét buñ ko antulee fas yéene nañ koo lawal ci Sénégal président Macky Sall baye boo mu xam ni plan Sénégal émergence am bii na fexe ba bu Thiès bi réussir ba pare waa Thiès ñooy jóg jàngale yeneen département yi ci wàllu encadrement bi gis naa ne ko jigéen ñi soxla nañu loolu ñoom nee nañu ay formation ci wàllu gestion de crédit yooyu rawatina ci zone yi nga xamante ne foofu ngeen bàyyi ko bam bi yéen seen gox naka ngeen fas yéene yaakaare mobiliser wu ba buñ ñii di encadré bu ñu ñëwee rek fekk ñi nga xam ne ñoom la ñu war a encadré maanaam mu nekk organisation boo xam ne daal jigéen ñi duñu am benn féewaloo benn parce que xam nga féewaloo bari gaaw na loolu ci jigéen ñi loolu nga wax dëgg la waaye dafa fekk jigéen ñi organisé wu woon ba pare ndax boo xoolee comme bu ñu organisé nekk groupement yi organisé wu nekk union ci wàllu kuréel ndax loo gis muy ñëw li nga xam ne comité consultatif bi indi na ko fi dañoo wut benn comité de gestion ndax luy ñëw rek dañuy wut ñoo xamee ni ñoo koy gérer du kenn mooy gérer lépp suñu ñëwee ñu ne produit Madaar ñëw na ñu ne nañu wut comité de gestion boo xam ñoom ñooy gérer loolu nga xam tey bu li programme bi ñu tëral bu formation bi ñëwee fekk na ñun toog nañu waxtaan nañu tànn nañu ñooñu ba xam dañ leen di jël rek former leen bu leneen ñëwee tamit ñu ne dañuy jëm ci wàllu tool yi bu boobaa tamit fekk na waxtaan nañu ba am na commission wala bu dee zone ba mu jëm moo xam bu dee dañu daa jëm zone Diack am na wala mu jëm zone centre wala zone nangam groupement ya nekk fa waxtaan na nag ñoom bi ànd ko ak commune bi bu ñëwee loolu lépp du ci am ndax lépp luy ñëw rek day fekk ñun dañuy toog waxtaane ko ñun loolu ñu may chance dañuy toog waxtaane ko ba déggoo ci ba jafe-jafe boobu du am dañuy yëkkateendoo tegandoo dóorandoo ngir affaire bi gën a jëm ci kanam. soxna Fatou yéen organisation bi noppi na ba pare. waaw noppi na bu ñu leen woowee rek ngeen di ay ca. waaw ndax ñun dañuy daje chaque le 11 sax suñu comité directeur chaque le 11 dañuy def réunion de bureau. am nañu comité directeur am nañu comité restreint. waaw am chaque le 14 aussi dañuy daje. ñun organiser wu nañu depuis. xam naa nañu duñ ñëw pour renforcer ñu. ndax itam suñuy jiital nit da ngay jiital nit pour mu dem wuti indi ñu. fekk la ci li nga nekk mu dolli la ci. te vraiment ñu ngi ciy ndey sant Ndeye Fatou bu baax. ñun organiser woon nañ ñu ngi doon liggéey mais wuti na indi dolli ñu ci. te am nañu yaakaar bu baax aussi ci li nga xam ne lii dégg nañ ko keroog def nañ ko ay promesse jigéen ñi teg nañ ci seen yaakaar teg nañ seen bët ñu ngi liggéey ñëppay wuti suuf ñëppay jeex ñëppay seet waaw. jërëjëf soxna Fatou Badiane fi mu ne nii daal mën nañu wax ni ko lépp noppi na rek ngir ngeen egg fële ci kaw. ñaan yàlla daal moom la ñuy ñaan yàlla waaye rek duñu jeexal daanaka waxtu bi dab nañu. duñu jeexal te waxuñu ci 8 mars bi naka ngeen ko fas yéene màggalee nag. waaw 8 mars bi de dinañ ko màggal bu baax. ndax gis nga ni daaw département de Thiès yëpp nootoo lañ demoon célébrer ko. comité consultatif ñoo ko organisé woon mu doon journée bu neex a neex. ren jii ñu jàppoon ni nañu dem ci benn commune mais xam nga ak tournée bi ñu jógee. mu metti lool. far suñu ministre ni nañ comité département bu nekk indi 50 femmes Dakar pour ñu dem màggale ko fa. 50 femmes nag boo ko dee génne ci Thiès comité consultatif mooy jiitu ba pare. yeneen organisation yi doo ko ñëw. kon ñun ñi ñëpp dañoo fas yéene le 8 mars ñu dem Dakar màggale ko fa ak suñu ministre de la femme. stade Iba Mar Diop lañ koy defee te li ci gën a neex dañ ne autonomiser les filles et les femmes en milieu rural. kon ñun ñi nekk ci àll bi dinañ dem màggali ko Dakar wan waa Dakar yi tamit ni leen ñun àll bi toogu ñu nelawuñu suñu dee déglu résultat yu am ci développement mën nañoo jàpp ni ca àll ba lay jóge ca Sénégal émergent bi buñ ko dee wax
àll bi la moo tax mu jóg ndax fa la suuf saak ndox ma ne fa la gàncax ga nekk te nit ña koy liggéey ñu nga fa kon ñun incha allah dinañ ko màggal ci suñu façon bi ñu ko war a màggale te suñu projet yi ñu ci tënk tamit dinañ fexe ba soumettre ko bailleurs yi nga xam ne ñoo war a financer ba bala ñuy jeexal mois de mars ñu am yaakaar ni kat am na lu ñu tëye wala am na lu ñuy séntu pour mu ñëw. soxna Bambi Ngoundiane am nañu organisation ñoom. waaw ci 8 mars bi comme ni ko Ndeye Fatou waxee la rek 8 mars bi yàlla dogal na amuñu ci ndax daan nañ ci am at mu jot dañ daan def organisation 8 mars waaye ren comme ni mu ko waxee rek noonu ndax dafa fekk ñu nit ñu jóge woon ci mani ci programme ndax bi ñuy def suñu évaluation financement bi nga xamee ni mooy projet bi ñu monsieur le maire joxoon presque union bi moom moo ko porté woon ñoom ñoo porté woon étude de base yi ci kii bi ci wàcc ci terrain bi dugg groupement par groupement natt leen xool leen càmbar leen organiser journée bi te loolu lépp keesu union ba la moo tax ren ñu ni daal nañ ko àndandoo ak comité consultatif bi demandoo Dakar rek ñu àndandoo foofu màggal ko bu ñëwee nag def li ci des ay tee débat ay waxtaan ci groupement yi ak yooyu rek xool naka la ñuy gën a wëlbatee jigéen ñi weer bi yëpp de weeru jigéen ñi ñu ngi noonu loolu la waaw Soxna Fatou Badiane yéen tam yéen a ngi jëm Dakar waaw ñu ngi jëm Dakar parce que xam nga ñun ay responsable lañu su ministre bu wootee rek dañuy dem ànd ak ministre bi dem Dakar mais tamit terewul zone nord tamit groupement yi dinañu organiser Jaxaaw léegi lañ ma woo ni ma déglu Sud FM ñu ngi def ay avant premier dañuy def ci école Jaxaaw seen journée comité consultatif aussi le 8 xaw ma comité consultatif boo wax tudd ko le 8 mars journée internationale de la femme dañ ko fa màggal hôpital régional de Thiès aussi bëggoon nañ fa def benn journée rein dinañ ko def aussi mais man moom xam nga damay ànd ak ñi dem Dakar su ma ñëwee nag bàyyi ñi ci des suñu ñëwee tam eggale comme ni ko Bam bi waxee rek ñu topp ko parce que mars moom mois jigéen même au 10e centre de santé 10e dañuy def foofu 8 mars aussi xanaa rek di leen jaajëfal bu baax a baax ci wuyu si bi ngeen ñu wuyu si fii ci Thiès FM RTS ñu lëkkaloo ak Thiès Info doon waxtaan ak yéen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko yéen waa conseil consultatif bu département bu Thiès yaakaar naa ni nit ñi jigéen ñi kay xam naa lu ñuy wax jéem a topp seen i tànk roy leen waaye du li ngeen def moom la ñuy wax fi mu ne nii kay ñu bëri ñi ngi jéem a xool ban yoon ngeen jaar rek ba egg fi ngeen egg ñoom it ñu topp seen i tànk loolu doon lu am solo doon loo xamante ne neex na ñëpp loolu tax sax ñëpp bàyyi leen xel mu doon mobilisation bu rafet boo xam ne xaw ma xalaat bi moom ni mu ñëwee rek xam naa lu waroon a am la 2018 bi moom moo tax rek ñu yaakaar ne plan Sénégal émergent moom jigéenu département bu Thiès kenn fas yéenewul dem ñu des 8 mars bi nag ñu ciy sargal jigéen ñëpp rawatina jigéenu diwaanu Thiès ak suñu jigéen ñi nga xam ne fas yéene nañ leen sargal fële ca Dakar ci teewaayu président am nañ ci yaakaar ak ministre bi bokk na ci ñoom Mounina Wade ak ñëpp waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen ci sargal xam naa dinaa ci ñëw ak ñoom après ci benn waxtaan bu yaatu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon soxna Ndeye Fatou Ndiaye nekk njiitu comité consultatif bu département bu Thiès jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci département bu Thiès ak soxna Fatou Badiane nekk ku ñu ràññee bu baax a baax ci mbirum développement ci Thiès Nord ak soxna Bambika bàyyeekoo ci Ngoundiane moom it am taxawaay bu am solo ci jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Ngoundiane mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Aminata Dieye moo nekkoon ci micro bi feggoog Pape Charles Diaw ci wàllu technique bi mbokk yi jërëjëf ba beneen yoon incha allah. Merci beaucoup. Bonne fête de 8 mars. Merci beaucoup. Merci beaucoup.